waaw maa ngi leen di nuyu bu baax di leen ziar yéen ñi fi nekk ñëpp di am mbégte aussi si waxtaan bi ngeen ñu invité tey pour ñu modérer leen ko di rafetlu seen liggéey depuis le début du mois de Ramadan macha allah ngeen di def ay waxtaan yu am solo pour gën ñu xàmmaleeg suñu diine waaye itam di indi ay problèmes yoo xam ne nii ak ay problématiques yu am solo yoo xam ne nii war nañ ci mën a discuter pour am ci ay solutions. yaakaar naa thème bi balaa loolu sax ma lay nuyu bu baax a baax di la ziar suñu galas di nuyu suñu mag suñu xarit soxna May Mbacke Jamil di ko jaajëfal bu baax a baax ci li mu nangu wuyu si seen invitation thème tay bi nag dafa am solo bu baax a baax ndax bu ñuy laaj le féminisme est-il compatible avec l'islam yaakaar naa ñu bëree bëri dinañ gis ci à travers les réseaux sociaux ñoo xam ne nii tey dañuy jóg rek taxaw ne man féministe la sans sax réellement xam lan mooy féminisme am ñeneen ñoo xam ne dañoo jóg sax di ko xeex ne man bokkuma ci ndax l'islam bokku ci sans gëstu ba ci biir a biir li ko waral ñooñu ñëpp nag peut-être li koy waral dafay nekk dañuy basé wu sur des stéréotypes wala di basé wu ci ay idées yu infondées yoo xam ne peut-être gëstuwul ba ci biir a biir ba mën cee tirer ay conclusions bi ñu ñëwee ci waxtaan bi nga xam ne soxna May moo ko war a def tey exposé bi ñun dañuy def rek lu dul xaalal ko yoon bi yaatalal ko par rapport au thème day jaadu bu baax a baax ñu indiwaat féminisme lan mooy féminisme ak ñi ko doon taxawal lan lañ ci jublu woon yaakaar naa définition yi ak acception yi bëri nañ waaye finalité bi daanaka mooy jox jigéen ay àqam amélioration condition de la femme maanaam gën a rafetal dundinam ci société bi waaye am na si sax ñoo xam ne ni dañuy egg si l'égalité civique et civile entre l'homme et la femme li ci jaral souligner itam moo di période bu nekk da nga ci gis ay formes de féminisme ndax revendication yi chaque période avec ses revendications yi doon am au 19e siècle wuute na ak revendication yi nga xamante ne ni mooy am au 20e siècle wala yu gën a contemporain ndax ñu ci bu njëkk ba daanaka ñi xeexoon te ñu gënoon leen ràññee ci ay féministes li nga xam ne moom lañ doon xeex mooy le droit de vote des femmes ñeneen ñi les conditions de travail ak li gën a kii l'éducation le droit à l'éducation des femmes et cetera bu ñu demee nag ba mu am évolution am ñoo xamante ni peut-être dañu indi de nouveaux droits xëy na am na évolution par rapport ak revendication yàgg yi waaye dañu indiwaat yeneen yu bees yoo xamante ni dañ koy taxawal muy droit à la liberté ak yeneen ba di ci influencer nag ñoo xam ne ni ay jullit lañ wala duñ ay jullit ñun li ñu amal solo mooy jullit yi nga xamante ni peut-être ñoom ñi ngi ci biir ñu bëgg a xam ñoom lan moo waral ñu nekk ay féministes loolu tam biñ ci defee ay gëstu dafay mel ne am na si ñoo xamante ni nii biñu li waral ñoom ñuy ay jullit d'accorduñ ci féminisme bi dañoo jàpp ne féminisme ak l'islam moom y a contradiction dans les termes parce que dañoo jàpp ne jigéen jullit warta nekk féministe ndax ñeneen ñi nga xam ne dañuy prôner nekk ay féministes wala ñeneen ñi nga xam ne dañ koy revendiquer elle revendique une certaine liberté dañu jàpp ne la femme doit disposer de son corps comme elle veut dañu jàpp ne jigéen am na wala war na am liberté wala war na am dayo lépp loo xamante ni góor di ko def jigéen di ko def loolu tamit ku wax diine wax dogme ku wax diine wax une partie même coercitive maanaam am na loo xam ne daf lay tënk ba doo ko man am na loo xamante ni nii yow boo ko bëggee def it mën nga cee jëlee ay daan du loo libre def rek def parce que y a des obligations à obtempérer dans la religion am ñoo xamante ni nii ñoom ñoo am beneen gis-gis par rapport au féminisme dañoo jàpp ne diine l'islam est par essence féministe maanaam jàpp nañ ne diine moom mënuñu koo tudd sax surtout l'islam di ci boole féminisme parce que daanaka ci la bokk dans la mesure où tey jii avant yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñëw amoon na ñoo xam ne ni bu jigéen bu ñu juddulee nit bu ñu amee doom mu nekk jigéen c'est une mauvaise nouvelle pour eux bu ñu amee doom tey ñu ne leen jigéen la dañ koy gas suul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñëw diine islam ñëw gindi fi yooyu yëpp jox jigéen ay valoriser ko waaye jox ko ay faveur yu am solo exemple bi gën a am solo moo di loo xamante ni yàlla
ñu borom ñu ci tudd jigéen waaye di ko sargal di ko wax itam lan mooy taxawaay ak importance bi mu am ci société bi mën nañu basé wu tamit sur la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam wala sax ci tey exemple bi ñu mën a joxe mooy bu ñu demee ba yàlla di wàcce aaya pour défendre jigéen à travers soxna Aïcha koo xam ne giñ nañ ko lu mu deful yàlla wàcce aaya ngir défendre ko muy importance boo xamante ne nii yàlla jox na ko jigéen kon ñoom nee nañ jigéen warut a revendiquer benn nouveau droit ndax l'islam jox na ko droit yépp yu mu méngool am beneen groupe boo xamante ni tamit peut-être mooy radical te sax dañuy d'accord ci féminisme ñoom ñooñu donte ay jullit lañu dañ ci d'accord dañ ne jigéenu jullit war na mën a nekk féministe parce que tout simplement am nañu ay droits yoo xam ne yàlla jox nañu ko mais société bi bu ñu demee ba fouiller ces droits là bu ñu demee ba société bi di nasaxal ces droits là wala bu ñu demee ba nit ñi di ko violer wala di ko fàtte war na am benn groupe boo xam ne dañuy nekk dans une dynamique wala dans une perspective de défense ou de rappel de ces droits là di leen fàttali ni leen lii mooy seen droit jigéen ñi droit yi lañ am di ko xeex pour ñu respecter ko ñooñu ci biir dina lañ bokk waaye nee nañ jàpp nañ ne féminisme lu ama am solo la nekk féministe lu ama am solo la mais soubassement bi ci ëpp importance moo di da ngay gëstu sa diine ba xam lan mooy sa droit ci diine nga xam ne yow doo revendiquer benn droit boo xam ne nii dina mayu la ko yaakaar naa ne yooyu xalaat yi bëri na gis-gis yi les positions sont autant plus nombreuses que courant wala groupe ñooñu nga xamante ne nii ñoom ñooy gis di interpréter ak di wax seen xalaat ci féminisme loolu nag yaakaar naa soxna si moom xam nañ ko ci gëstu xam nañ ko ci xel mu rafet macha allah ci jël ay position yoo xamante ni daf koy def ak conviction su ñëwee bu baax a baax xam naa dinañu ci waxal lan la ci diina wax ak moom nan la ko gisee soxna May bi ñu la ziyaaree di la nuyu bu baax a baax di la bëggee di la sargal dañ lay laaj rek ndax jigéenu jullit moom mën na nekk féministe. asalaamaaleykum wa rahmatullah wa taala wa barakatuh soxna Soda maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di la jox sa wàccuwaay bu baax di wax ne sama rakk boo xam ne xam naa dinaa waarum bi ñu wëral ma la ndax j'étais perdu de vue di nuyu sëñ Galas bu baax di ko jox wàccuwaayam bu baax di rafetlu jotaayu xam-xam bu am solo bi di jégalu nag ci baat bu dee bi xam naa moom dina xaw a yéeme waaye dina def ay effort pour nu mën a dégg li ñuy wax ñu ngi nuyu ñëpp di rafetlu vraiment jotaay bi bu baax a baax di sargal ñi fi nekk ñëpp ñuy déglu ak ñu ràññee ak ñu ràññewu ñëpp ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp. Donc pour répondre à ta question Soda, je pense que tu as déjà compris le débat, machallah. Voilà, indi nga des éléments introductifs yu am solo yoo xam ne jàpp naa ne bu ci nekk rek buñ ko jëfandikoo càmbar ko dinañ gis njëriñ bu baax te dinañ comprendre aussi ni comprendre le débat wala en tout cas comprendre la réflexion. Féminisme, islam, la question est-ce que jigéenu jullit war na mën a am war na compatible avec l'esprit wala en tout cas l'idéologie féministe. Il faudrait peut-être revenir justement sur cette notion-là de féminisme. Mais au-delà de ça, ñëwaat ci banqaas yi nga xam ne mooy tënk loolu ndax ñaar la laaj bi dafa indi ñaari tànk jigéenu jullit ak féminisme. Jigéenu jullit xam nañu li nga xamante ne bi moo ko tënk muy li tënk ko jullit rek minal mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimatul xaanitiin wal xaanitaat ba ay ba ja dafa bëri loo xamante ne bi ci ñoom ñaar muy góor ak jigéen parce que lorsqu'on parle de féminisme rek l'approche égalitaire ak de complémentarité dafay ñoom maanaam dama naan su ñuy wax waxu féminisme dafay concerner autant l'homme que la femme parce que bu dul woon a góor féminisme du am sens parce que justement c'est l'approche de comparaison c'est la base sur base bi nga xam ne wala source bi nga xam ne sur la base de laquelle la comparaison est faite donc jigéen ginnaaw bu mu nekkee nit ndax dafa am gëstukat bu am solo boo xam ne dafay wax bu ñuy faral di wax ci wàllu féminisme daf naan it's not about women it's about human maanaam doonul waxu jigéen kese la mais avant nga doon jigéen nit nga am xel am xol et cetera
donc ku jigéen kooku li tënk ku góor gi ci wàllu diine moo ko tënk moom ci wàllu diine liñ koy tere lañ koy tere liñ koy digal lañ koy digal bu defee loo xam ne dañ koy tere dañ koy bindal bàkkaar dañ koy bindalee ku góor gi amul un régime préférentiel suñu borom amul régime cadre régime non cadre régime sëriñ ak régime non sëriñ amul régime président ak régime citoyen benn régime la am mooy le régime du croyant te régime boobu mooy couvrir ñëpp muy góor muy jigéen. Maintenant les courants féministes ni ko soxna Soda waxee dafa yaatu yenn ñi ce sont des revendications identitaires moo tax mu jug yenn ñi des revendications sociales yenn ñi des revendications psychologiques yenn ñi des revendications politiques etc. Donc foo jël rek mën nga gis ne am na branche féminisme bu existe dans l'islam. On parle de féminisme islamique au pluriel lan moo tax mu juddu pour ñëwaat ci banqaasu laaj bi soxna Soda lan moo tax ñu war a jàpp ne féminisme ak jigéen compatible na wala compatible man nag am naa ci une idée arrêtée am naa ci une conviction mais au-delà de cette conviction là c'est vrai que doon na intéressant ñu càmbar question bi ba pare balaa ñu ñëw ci man dëgg-dëgg li nga xam ne jàpp naa ne en tout cas c'est une position hybridée. Le féminisme dafay nekk un ensemble de revendications portées sur la femme sur la base de celle-ci et à l'endroit de celle-ci, c'est-à-dire ay revendications yoo xam ne duñ ne ñaxtu la waaye buñ ko doon tekki ci olof mën nañ ne ay xeetu ubbeeku ci wàllum wanewu peut-être traduction bi dana xaw a compliqué mais jàpp ne am na des yoo xam ne warees naa liggéey wala warees naa wax wala warees naa jottale ba nga xamante ne bi revendication yooyu dana matale. Kon quand on dit ndax féminisme applicable na ak jigéenu jullit dama jàpp ne il faudrait ñu ne ndax féminisme islamique adapté na ak revendication jullit parce que bu dul féminisme islamique toutes les autres formes de féminisme finalement soxna Soda a parlé de l'appropriation corporelle jigéen ñi nga xam ne dañuy jàpp ne dañuy gëm égalité des sexes. L'islam gëmul égalité des sexes ndax l'islam li mu wax mooy ar-rijaalun xawaamun ala nisaa après nag on pourra même ñëwaat ci ar-rijaalun xawaamun ala nisaa lu tax yàlla ne góor laa def muy kilifa jigéen dafa am lu topp ci aaya ba loolu tey ñi ngi koy càmbar ñi ngi waxtaan ne ndax cër yooyu suñ borom jox góor maanaam moo war a yore kër gi moo war a solal ku jigéen ki moo ko war a wadd moo ko war a dundal et cetera léegi bu fekkee ne le sens contraire moo am ndax kon dañoo war a wax nisaaw xawaamun ala rijal ndax kon dafa war a changer bu fekkee ne conditions yi dafa changer donc ce sont des questions complémentaires qui se posent yoo xamante ne bii c'est vrai que war nañ ko mën a am légitimité ndax dans ci l'islam lépp des koy waxtaanee kon dañu écarter le féminisme bi nga xam ne classique nga xam ne la ko tax a jóg leneen la loo xam ne tënkul l'islam dafa am barrière yu l'islam yam yoo xamante ne bi boo ko weesoo nag da ngay génn ci l'islam te bu boobaa la question de la femme musulmane ne se pose plus parce que bu boobaa concerné tout femme musulmane ndax le féminisme mën na nekk une approche islamique comme ni ko leneen di nekkee mais l'islam moo couvrir loolu lépp donc tant que yaa ngi tënku ci biir l'islam la question peut se poser. Donc le féminisme islamique lan la ce sont des revendications yoo xamante ne bi qui sont basées sur une approche islamique en tout cas religieuse et qui sont portées très souvent par des femmes yoo xam ne jàpp nañ ne ci l'islam bëri na lu ñu war a mën a xoolaat à l'endroit des femmes. Donc ma question à la question ma réponse à la question soxna Soda ndax féminisme islamique ak jigéen complémentaire nañ dama naan waaw mën nga nekk soxna jullit nekk féministe bu baax a baax il faudrait que ñu jox à la chose la vraie définition le contenant maanaam daal yi nañ saytu ndox mi très souvent nag dafa am un contexte muy Sénégal dañuy jël benn notion rek mi ngi mel ni bi ñu fay xooxu genre ngay gis xeetu galas bamba yi nga xamuñu xëy na ay sëriñ lañ cerek mbuum lañ xam boo leen waxee waxu genre dañ naan genre rek alors que c'est un contenant ndaala day am contenu définition bi muy am Allemagne mën na bañ a bokk définition bi muy am Luxembourg mën na bañ a bokk définition bi muy am Sénégal looloo tax ma naan je ne suis pas contre bu may wax ci laïcité je ne suis pas contre la laïcité je suis contre la définition universelle que l'on veut faire accepter de la laïcité par tous et pour tous laïcité sénégalaise war na mën a am laïcité française am te ñoom ñaar war na mën a am lu ñu root mais duñ bokk à 100%. Donc Sénégal nag dañuy dégg féminisme rek ne mooy jigéen joo xam ne bëggut sëy bëggul am jëkkër bëggut nii nangam ak nangam alors que du loolu l'islam soo da wax na ko ñenn ñi jàpp nañ ne l'islam
mooy la religion la plus féministe mi ngi koy wax si bi muy wax sànq droit yi nga xam ne l'islam jox na ko jigéen ñi au-delà de l'héritage parce que da ngeen di bàyyi xel ne l'islam bi muy wàccul ci culture indo-chinoise wàccul ci culture occidentalo chrétien dafa wàcc ci culture arabo-berbère boo xam dafa fekkoon ay aada yooyu amul ay cëslaay yooyu nag l'islam bi mu ñëwee dafa am loo xam ne da koo gunge ndax ki nga xam ne dafa ñëw fekk yow ñu lay doon bu la joxee ab cër lu cër ba war a mën a tuuti war nañu jàpp ne kon siggil na la wala yokku na la ndax jigéen mook matelas yee yemoon ak lampe yi dañ leen daan doon wala te ñi daan doon mooy ñi nga xam ne extrêmement am nañ chance su dund parce que dañ leen daan suul te duñ leen rey ndax dañoo jàppoon ne bu jigéen juddoo malheur la wala ñuul la wala jigéen boo juree jigéen rek ñu jàpp ne jigéen ju doyee di nga ju tuuti nga yàlla suñu borom subhanahu wa taala boo xoolee ci suratul takwir dafa poser une question boo xam ne bokk na ci laaj yi gën a diis ci alquran parce que dafa ne wa isal mawudatu su'ilat bi ayyi zanbin qutilat bu ñu laajee jigéen ju ndaw ji nga xam ne dañ koo suul te muy dund ñu ne ko ban bàkkaar nga def bañ def la interrogation sans appel boobu ci la xamalee ne kon lii ñuy def ce n'est pas humain ce n'est pas moral bi ayyi zanbin qutilat ban bàkkaar yow xale bu tuuti bii doo ko juddu ban bàkkaar nga war a def bañ war laa mën a suul kon culture yooyu yëpp nag xam nañ ne arabo-berbère de nature c'est une culture misogyne maanaam dañoo tuutal jigéen ñoom demoon nañ bay jàpp ne jigéen du nit à 100% wala dafa ànd ak jinne wala jigéen lu taq la lu tilim loo xam ne dees koy jëfandikoo boo ko jëfandikoo naka noonu léegi nag l'islam dafa ñëw corriger yu bëree indi jigéen def ko jox ko cëru doomu aadama mais te ndax l'islam il faut une lecture contextuelle holistique contextuelle au-delà de l'islam textuel étudions l'islam contextuel mooy islam bi mu ñëwee dafa fekk soxna Soda wax na sànq nattu boobu nga xam daloon na suñu Aïcha te suñu borom teggil ko kon xam nga l'islam dafa fekk histoire fekk contexte fekk jamono boo xam ne l'islam da doon corriger la mu fekk bu doon Chine la wala Indochine wala feneen l'islam ci contexte boobu lay juger ñëwul rek fekk peut-être loo xam ne amul benn histoire dafa fekk une histoire di ci wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp lu mu daan def dafa amoon benn déroulement boo xam ne suñu borom da daan ànd ak moom ci aaya yi danaan lekk ba bay jël aw ñam ba di ko seex aaya wàcc wala mu dem bay def nangam aaya wàcc kon te aaya yooyu souvent da doon ñëw di indi ay réponses ci société bi daan am ci jamono jooju kon l'islam dafa fekk culture boo xam ne bu delloo jigéen ginnaaw la bu tuutal jigéen bu respecté wul jigéen l'islam yëkkati jigéen jox ko cër kon mën nañ jàpp ne bu fekkee ne jële jigéen ca fu suufee yëkkati ko fa kawee mooy féministe amul ko gën a féministe islam kon pour ma daaneel ci laaj boobu il faut que surtout au Sénégal ñu mën a bàyyi xel ne faaw ñuy gëstu notion yi bu baax a baax ba di indi définition yi nga xam ne notion yi moom mooy doon définition yi ko ëppal njariñ te ñuy gëstuwaat li nekk ci biir notion yi bañ a dégg rek féminisme ne mooy nangam donc féminisme islamique day lu war a mën a ànd ak jigéen jàpp naa ne bépp jigéen war ngaa mën a doon féministe mais un féministe modéré un féministe aussi réfléchi un féminisme réfléchi c'est-à-dire féminisme bi nga xamante ne bii mooy da ngay posé wu da ngay am ay revendications identitaires ndax man dama jàpp ne 14 siècles de lecture masculine dafa biaisé lu bëree ci yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala à travers les textes bien sûr parce que alquran dafa ne leen dafa am lecture contextuelle lu am solo la ci jigéen ñi héritage bi nga xam ne toppwaale na l'islam ci culture arabo-berbère am na ay jeexital yu am ci yu bëree donc l'islam amul man li ma gëm ne mooy un féminisme mooy féminisme bi nga xam ne moo naan nanu delloo buum ca boy ba mooy nanu joxaat jigéen ñi cër ba leen yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala jox te muy cër de pleine responsabilité de pleine maturité et de pleine moralité donc soxna Soda pour répondre à ta question oui bien sûr ci sama xalaat bu gàtt féminisme war na mën a ànd bu baax a baax ak féminité musulmane. macha allah soxna May yaakaar naa ne ni nga ko indee am na solo bu baax a baax par rapport ak gëdd bi nga xamante ne ni l'islam
jox na ko jigéen fa mu ko jëlee ak fi mu ko indi mais li ci gën a am importance te nga indi ko rek mooy xëj na féministe yi nga xamante ni ñoom ñoo ko njëkk a développé ay nasaraan lañu wala duñu ay jullit waaye concept bi en tant que tel mun nañ ko jël adapté ko à nos croyances à nos réalités socioculturelles pour mën a répondre enjeu wala yenn problématique yi nga xamante ni mi ngi am ci société bi te jigéen ñi di ko dund waaye foofu question bi mooy fi bëgg a indi rek mooy est-ce que ñun amuñu problème kon ñi nga xam ne dañuy ñàkk a d'accord ci féminisme est-ce que du problème concept la ndax au-delà du féminisme dañuy gis ne ñun ñuy nekkee ci côté Afrique wala ñeneen ñi jàppee ñoom ñoo gën a néew xam-xam wala yu demee noonu dañuy gis lu ñu jëlee ci tubaab bi rek daal di koy jéem a copier exemple République du Sénégal alors qu'il y a une République française tey République du Sénégal boobu yépp daanaka dañoo copier la nekk foofu ñëw coller ko foofu léegi est-ce que bu ñu gisoon beneen appellation wala beneen concept ak yeneen outils yoo xamante ni mi ngi jëm ci dooleel wala fàttali jigéen ñi rôle ak doole bi leen diina jox dina tax ba ñu bëree bëri tey boo tuddee loolu rek il s'identifie automatiquement à ça même bu ñu ko xamagul le contenu beneen question bi moo di question boobu bëgg naa nga répondre ci beneen bi pour ñu mën a avancer moo di est-ce que aussi lan mooy dëgg-dëgg problématique wala enjeu féminisme islamique fii jamono toll ñoom lan la ñu war a mën a fi mu ne nii def focus yan problème la ñu jànkoonteel ak yan la ñu war a indi ay solution ci jamono ji fi mu toll soxna si. jërëjëf Soxna Soda. Alors c'est vrai que les enjeux en termes de réflexion parce que dafa am des enjeux en termes de réflexion am des enjeux en termes de concrétisation de ces réflexions là dafa am solo xalaat bi ak jëmmal xalaat bi xam nga le bon am na article yoo xamante ni bi par exemple defoon naa ko ci un article boo xam ne dama ko tudde woon autrement féministe idéalement musulmane lan laa fa doon wax mooy dama jàpp ne féminisme bi nga xam ne dañ koo bëgg indi dafay féminisme boo xamante ne bi te loolu lu normal la lu am solo la loo xam ne jigéen ñi ak góor ñi war nañ ci bàyyi xel mooy l'islam dafa am droit ak devoir yu mu jox jigéen mais surtout ay droit yu am solo yu mu jox jigéen droit à la spiritualité jigéen am rabitul adawiya wane na ne cër bi suñ borom di jox góor yàlla yi ci accomplissement spirituel moom la ko jox moom ci accomplissement spirituel kon war nañu mën a am un accès libre à la spiritualité loolu lu am solo la un accès libre au choix ci wàllu mariage lii ñu naan sa papa ak sa yaay buñ la bëggee mayee fii Sénégal boo amagul jëkkër war nañ la ma mais loolu amul fenn ci l'islam amul dama koy faral di wax et très souvent avant may peut-être ñëwaat ci ces questions parce que c'est normal dafay am solo parfois ñu contextualiser wax naa ko ci benn conférence bu ñu doon def di laaj ci wàllu divorce yi am ma ne leen mais sukk tey ñun dañ koy def ñun murit ñun taalibe ñun nitu olof te sukk du diine amul benn obligation ci alxuraan bu ne la del sukkal sa jëkkër amul benn obligation ci alxuraan bu ne la del raamal sa jëkkër amul benn obligation bu ne la ci alxuraan del wuyoo sa santu jëkkër te moo ne tey Dakar sax amu fi mais Bawol gii sëñ Galas xam na ni may wax ku ñu woote wuyoo sa santu jëkkër àdduna tukki ku may ndox sa jëkkër te sukkoo àdduna tukki te loolu amul ci diine aada la nag aada ju baax la ju rafet la mais du diine jigéen amul benn obligation boo xam ne war nañ na leen sa jëkkër maanaam ba ci pour wax leen ne toggal sa borom kër amul benn obligation boo xamante ni bii ku jigéen kii war nga koo mën a def day aada joo xam ne boo demee ci réewu naar yi jigéen ñi duñ togg masala parce que ñoom seen aada mooy góor da lay utal ba di la utal ko lay fompal say tànk waaye doo génn doo sa kanam du feeñ et cetera donc ku nekk ak l'islam dafa am un islam sénégalais un islam saoudite un islam ivoirien il n'y a pas une forme d'islam international loolu dafa am solo ñun nag islam sénégalais bi ñuy dund di islam malikite pour ñi ci ëpp di l'islam tijaan islam murid tey murid bi li mu gëm mooy buy nuyu sëriñam day sujjóot kon bu fekkee ne borom kër bu ñëwaatee ci arijalu xawamu ala nisa dañ koy jàppee ab sëriñ kon war nga koo defal li ngay defal sab sëriñ di ko raamal di ko sujjóotal nangam ak nangam su boobaa achèvement spirituel nga ciy ut mais doonul obligation ci sëy bi
kon ñaar lay am da ngay am borom kër bu mel ni Serigne Diop bu mel ni sama bos nga di ko tarbiyu am ko mel ni Galas Bamba tarbiyu bi du doon obligation ndax kii mën nga cee am yàlla te xëy na kii mënu laa yóbbu ci yàlla kon fi may waxee mooy loolu il faut ñu xàmmee ko day sew boo xam ne xëy na ko mel ni Serigne Galas peut-être dina ci ñëwaat moom xóot na ci bu baax a baax xëy na mi ngi ñuy def loo waxtaan waaye li muy wax yëpp moom moo ñu ko gën a xam ci wàllu féminisme boobu c'est important kenn jégal ma kon ku jigéen ki dafa am un rôle de pleine responsabilité de pleine moralité ni ma leen ko waxee et de pleine humanité doonul xaaju nit doonul un quart de nit entière la elle a jigéen am na droit au non mariage bu la neexee nga ne du ma sëy wala bi tul adawiya musul sëy c'est le choix te suñ borom da koo beral ci cëri wàlliwu yi ñàkk sëy boobu da nga koy tënk ci bis boo demee ba sa xel dem ci mooy yàlla da nga am obligation pour sëy xel rek bu ci demee laa wax donc revendication yooyu lan mooy féminisme boobu mooy l'islam cër bi nga xam ne cër initial la bu mu joxoon jigéen dem nañ ba gis ne bëri na tabaax yi bëri na yoo xamante ne bi dem na ba di ko wàññi ba di ko làkk ba di ko réeral loolu nag delluwaat à la source boobu mooy le fondement du féminisme islamique mooy fexe ba cër bi nga xam ne suñu borom joxoon na ko jigéen ñi initialement ñu delloowaat ñu ko Sayyiduna Khadija daan liggéey bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci liggéey boobu la doonee borom kër kon ñi nga xam ne dañ naan ay sama soxna du liggéey ak day toog ci kër gi waxi neen la amul sens l'islam cër bi jigéen am la góor am ci l'islam loolu dafay am solo day rek ci configuration de la famille la l'islam ni biir comme dëkk day am président société day am directeur voilà kon kër gi société la dafay am ku ko jiite njiit moral boobu mooy ko góor gi mais terewul xam nañ ne le rôle essentiel moteur bi tourner une famille c'est la femme c'est la mère kon loolu te suñ borom firndee nuñu ko neneen lu dul jël kim ne moo ko gënal ci àdduna ki nga xam ne li mu sàkk yëpp ci mbindeefam yëpp kooku moo ko gënal mu jaarale ko ci biir jigéen wala xat karam naa bani aadam kon c'est essentiel que ñu xam ne jigéen trésor la bu suñ borom boo xam ne bu yàlla sànni ci kaw àdduna pour mu leeral ko ba mu ko fi sànnee nag da ko jox ay cër jox ko ay may yu rëy may yooyu nag ci traduction yi ñuy am ci interprétation yi ñu am dem nañ ba bokk ko nasaxal te nasaxal boobu buñ bàyyi ay xel ne bëri na ci ay hadis yu indi yoo xam ne du ay hadis authentique du hadis yoo xam ne yonent bi parce que sëñ Galas mën nañu leeral ne bëri na hadis yoo xam ne dañ koo nuural yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci hadis yooyu di nii jigéen dangaa war a nii dangaa war a tëju waroo génn waroo liggéey waroo dawal waroo def naa nga loolu amul li am mooy jamono yooyu amoon na li ñu naan des mesures yoo xam ne peut-être de protection ngir protéger jigéen ak yu mel noonu taxee na loolu dinañ ci ñëwaat au fur de la discussion donc pour répondre à son autre je pense mooy les enjeux yi dañu vaste mais li ko tax a jóg dëggantaan mooy un retour aux sources fondamentales si li yàlla cër yi nga xam ne suñu borom jox na ko jigéen te cër yooyu tàmbalee suulu ñu sulliwaat ko dafa am solo xam nga suñu waxee soxna Jaara Buso Mariama damay joxe tout le temps exemple ci soxna Anta Ndiaye koo ko gën di doon di féministe amul ku gën a doon féministe soxna Anta Ndiaye Mbacke amul on ne peut pas être plus féministe que soxna Anta Ndiaye Mbacke soxna Anta Ndiaye c'est à travers ce féminisme dégagé c'est à travers ce féminisme réfléchi ci la jëlee soxna Jaaratulahi Mariama indi ko ci biir kër Sëñ Mor Anta Sali ndax féminisme du de leneen lu dul porter jigéen ci rôle bi nga xamante ne bii delloo jigéen ci rôle ak makkaan bi nga xam ne fa la ko suñu borom teg kon foofu aada day dem culture day dem tàmm aussi habitude yi day dem donc bëri na loo xam ne ñu ngi koy diinéliser di ko diinéiser te du diine aada la mais li wér te wóor mooy li nga xam ne banqaasu diine la day loo xamante ne bi dafa am ay législation yu ko confréré yu ko wax yu leer te wóor kon loolu dafay am solo donc banqaas yi nga xam ne c'est ce féminisme là mooy banqaas yi nga xamante ne bi mooy indiwaat justement source
place bi nga xam ne suñu borom teg na fa jigéen te bëri ay interprétation bëri ak yi jàll ak ay culture yoo xam ne dañuy néewal jigéen ñoo bëgg jël teg ko ci suuf bëgg wane ni jigéen lu tuut la loo xam ne lu ñàkk solo lu amul benn loo xam ne jur rek ko tax a mën a jug wut am droit ci société bi wut am parole ci société bi wut am aussi daanaka doon nit loolu du l'islam loolu du interprétation authentique u l'islam amul diine ju ko gën a fonk jigéen amul diine ju ko gën a jox cër jigéen amul diine ju ko gën a xëcc jigéen vers la spiritualité te loolu luy am solo la ñu koy bàyyi xel di xam ne lii aada la lii tàmm la mais li nga xam ne mooy diine mu nee su ko on peut pas avoir un remplacement identitaire finalement en islam te l'incompréhension nag mi ngi résider ci li nga xam ne mooy li may wax tout le temps soo waxee une notion muy genre muy féminisme ñu jël ko dugal ci contenant boo xam ne mooy ba am Angleterre wala ba am feneen après nag dans toute idéologie il y a des dérives dëgg la bëri na tey da ngay dem ba gis ñoo xam ne ci ay soxna dañu naan dañu war a réviser les interprétations du Coran contextuel lu tax bu njëkk ba jigéen daawul am benn responsabilité ci société bi léegi ñi ngi am responsabilité société bi ndax waruñoo defaat ijtihaad ci wàllu dono waruñoo defaat ijtihaad ci yeneen ak loolu et cetera donc pour delloowaat soxna Soda kàddu gi c'est un vaste champ boo xamante ne bii champ nag bu bëri bu mën a glisser attention parce que dafa bëri soxna yoo xam ne dañuy engagé wu ci réflexion bi dem ba tubaab yi xëcc leen ci yenn gis-gis yi nga xam ne dara taxu ko jug xeex l'islam parce que quand on parle de l'indépendance corporelle moom sa yaram mën ci def loolu génne nga ci tënku génne nga ci diine tënk la te loolu gis nga mi ngi mel ni escalier bu tax rek da nga ciy daanu rek di glisser encore une fois dañu am un islam sénégalais un islam malikite un islam mouride tidjane khadir layen et dans ces islams là dafa am des fondements culturels et des fondements temporels et spirituels yu ñuy topp bu ñu fàtte ne on est dans un islam soufi aussi en tout cas qui concerne Cheikh Ahmadou Bamba wala comme Cheikh Ahmad Tidiane c'est un islam soufi donc islam de l'aspirant la donc aspirant boobu jigéen sa borom kër mën nga ko jàppee ne mooy Sëñ Tuubaa loolu wax nañu ci lu leer am na jihaati niswati fii te xëy na question wu diggante góor ak jigéen borom kër ak soxna dina ñëw ak féminisme bu boobaa dinañ si mën tontu mais su boobaa dañuy xam ne cër bi góor am ci tànn soxnaam noonu la ko jigéen amee ci war a mën tànn borom këram critères yi mu am loolu la am droit yi mu am moom la am devoir yi mu am moom la am c'est important foofu góor ak jigéen dañ faayam encore une fois dans nag l'inclinaison de la famille et dans la mise en place finalement de la famille dans la branche de la société suñ borom foofu jiital na fa góor ngir mu commandité ngir cër yu ko suñ borom jox donc maintenant dafay jar ñuy bàyyiwaat xel lu mel noonu et loolu maa ngi koy wax ci sama benn article bu ma tuddee oui monsieur mais pour dire que on ne doit pas soumission ci góor on doit respect on doit obéissance dans une certaine manière mais te obéissance boobu dafa am fu muy taxaw obéissance boobu ba tey dafa am loo xam ne diine moo ko ci moom am loo xam ne aada moo ko ci moom li ma leen wax sànq rek ku mel ni jili Abdou Khadir ba di sa borom kër sant ba ngay wuyoo ba amul dara ci diine aada la aada ju baax la waaye du diine du obligation encore une fois xam nga li rafet li ma doon wax ci mariage rek yàgg naa ko wax nit ñi di mën a leen mariage du obligation du loo xam ne boo ko deful dem sa wara waaye tey boo demee ba sa xel ne ci mooy rek booba mariage obligation la ci yow tant que yaa ngi war a mën a dund te defoo lu naqari suñ borom jëm ci wàllu woo rek mariage boo la neexee mën ngaa bañ a sëy maintenant li tax muy doon sunna mooy am ay doom yokku ci xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu ndigle yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la et cetera donc xam nga yooyu dafa sew yoo xamante ne bii jar a bàyyi xel la donc l'islam sunnite ñun bi ñuy dund suuf yi bi ñuy dund daf ci am loo xam ne du baax a baax la waaye du mënta ñàkk ok donc yu am solo la yoo xam ne donc revendication bi daal mooy une revendication juste mooy li nga xam ne man gëm naa ne mooy le féminisme islamique pur et dur parce que bëri na ci l'expression islamique surtout après la révélation si wàllu hadith si ay taarix yu ñuy rapporté bëri na yoo xam ne taxut mu demee noonu dans le fond te loolu am na ci Sëriñ Tuubaa sax da ngay gis ñoo xam ne ku mel ni soxna May day xëy rek créé ab kii am ne sëñ bi nee na lii nangam alors que demee noonu donc daal pour répondre à la deuxième question soxna Soda les revendications sont des revendications vivantes qui s'inscrivent dans un processus idéologique de détermination idéologique et d'avancement idéologique mais dans une limite islamique attention maanaam ci tënku ci
précepte yi nga xam ne précepte islam la ni plus ni moins. macha allah soxna si yaakaar naa ne ni nga ko indiwaatee am na solo lool ci ni nga xamante ne ni islam place bi mu jox jigéen waaye bu ñu demee ba jamono ñu bëree xëj na am une vision très biaisée par rapport ak jigéen noonu ni mu war a nekk ci société bi wala par rapport ak sax li nga xamante ne nii jigéen l'islam foofu la ko sant pour mu taxawee fa comme ni nga ko waxee xëj na suñu ay aada ak suñu ay cosaan moom moo ñu imposé loo xam ne nii sax l'islam imposé wuñu ko loolu tamit lu mat a bàyyi xel la kon mu mel ne yenn revendication yi nga xamante ne nii ñi ñuy woowee ay féministes islamiques ñi ngi koy revendiquer loo xamante ni nii kon diine may na leen ko la waaye itam comme ni nga ko waxee rek comme dañu am ay aada yu rafet yoo xamante ni daf fi nekk question boobu xëy na après di nga si ñëw est-ce que mën nañu nekk si benn dynamique gu dindi fi aada yooyu donte yow waxoo fi jëm foofu mais am na ñoo xamante ni ñi ngi réclamer wu féminisme xëy na sax ay jullit lañ waaye daanaka pour ñu dindi yooyu aada ci dynamique boobu lañ nekk beneen question bi rek xëy na da nga ko fàtte léegi mooy problème concept bi ma la wax ndax li ma wax rek bu ñu ko tuddee woon ñeneen wala ñu xool même si contenant beeg mu différent adéquat avec nos nekk en adéquation avec nos croyances avec nos réalités socioculturelles waaye itam ci tënku comme ni nga ko waxee ci diine li ñu tënk ba duñu franchir benn barrière boo xamante ni diine mayuñu ko exemple bi ma la mën a jox rek mooy ci dérapage yooyu bu ñu dee féminisme islamique soxna May di ko prôner soo da mën ci gis boppam ba adhéré ci ni je m'identifie à vraiment ce type de féminisme ñu dem ba ci biir ñoo xam ne nii ñi ngi wuyoo ay jullit di prôner sax mën nañu prôner sax féminisme islamique wala tam ñu ni ay jullit lañ ba ñu mën a dem ba déraper ba ne sax jigéen mën naa jiite wala jigéen mën na def loo xam ne nii si texte coranique yi comme ni ma la ko waxee ku wax diine di nga wax dogme di nga wax le côté coercitif boo xamante ni nii yow mi lii par la force da nga koy def wala ñu daan la exemple le plus parlant mooy Kaina Bahlul boo xamante ni nii dañuy wax la première femme imam de France nga xam ne depuis des années ñu ngi koy gis ay nit ay góor wala ay jigéen topp ci ginnaaw mu di leen di jiite ci yoo xamante ni nii yow mi xam sa diine peut-être xam nga ne lii du ci diine du fenn même bu dee ci diine à travers yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu gëstoo dundam sax xam nañ ne benn yoon amoon na ci muy exception jigéen def loolu waaye dañ ne loolu moom cas spécifique la loolu c'est complètement prohibé en islam léegi xëy na ci tënku boobu li waral tënku bi jafe est-ce que du li ñu copier mbiri jàmbur li ñu jëli concept jàmbur donte ñu ci def contenant bu différent est-ce que du looloo tax tënku bi di xaw a jafe beneen point bi moo di bu ñu ñëwee fii nii ci Sénégal ñu ngi gis ay groupe yu bëri ci ay soxna yoo xamante ni nii tamit dañuy revendiquer wu féministe yaakaar naa yow de manière globale nan nga gisee seen ay yëngu-yëngu ak revendication yooyu nga xamante ni ñu ngi koy def est-ce que ñi ngi ci enjeu féminisme fi mu toll nii ñi ngi poser les véritables problèmes di kii les véritables problématiques soxna May. Merci Soda merci question bi am na solo man damay faral di wax rek très souvent que l'islam dafa vaste day lu yaatu yoo loo xamante ne bii balaa ngaa am légitimité pour man ci sax dugg xóotal dafay xaw a sori mais dafay dal ñu bari nag ci wàllu woowu di waxee noo xam ne yenn saa yi da ngay poser wu la question ba xam ni le fondement de leur pensée c'est un fondement religieux ou idéologique idéologie moom mooy loo xam ne da ngay errer rek ci air bi lu la sa xel may nga def ko diine nag dafa am dëgg la loolu mooy li nga wax lu lay contrainte ne la waxtu nangam da ngay julli obligation la ne la yow jigéen da ngay muuru obligation la amul débat xam nga dafa bëri ci et tu poses la question de manière très pertinente tey jigéen ñi nga xamante ne bii dañoo nekk Sénégal te di porter le combat féministe da ngay mën a poser parfois la question à savoir est-ce que c'est un combat féministe ou un combat féministe basé sur l'islam ñaari mbir la yu bokkul
ñi nga xam ne dañuy porter un combat féministe donc un combat pour le respect des droits des femmes yu ñu mel noonu bëri na lu ñu ci mën a rafetlu bëri na loo xam ne aussi dafa amul benn sens parce que dëppawul ak suñuy aada ak suñuy culture encore une fois aada yooyu dama ne leen amul xam nga aada du diine maanaam du loo xam ne dañ la ci juger ci au-delà waaye ndéem ay jullit lañu te ginnaaw jullit yooyu dafa am lu mu fekk l'islam bi muy ñëw dafa fekk Sénégal am lu bëri lu mu am lu bëri lu mu doon te l'islam sax ba mu ñëwee dafa fekk Sénégal ña ko daan jiite ak ñi nga xam ne ñoo fa nekkoon ay buur doonoon ñu ci bëri ay soxna une société très matriarcale la fi l'islam fekk bëri na ñoo xam ne sax nee nañ l'islam moo fi indi le patriarcat et cetera donc yooyu yeneen débat la mais ñi nga xam ne ñooy porter ces idéologies féministes là bu fekkee ne c'est des idéologies yoo xamante ne bi c'est temporel ku ci nekk mën nga ci am sa xalaat ku ci nekk mën nga am sa gis-gis li concerne l'islam nag c'est autre chose parce qu'aujourd'hui ku nekk nag ci biir justement ce mouvement là de revendication féministe à travers l'islam à travers la religion musulmane bëri na côté bëri na ay yu sew bëri na ay yeneen ak yeneen mais li ci am loo xam ne ci sa wàllu njulit avant ngay doon jigéen wala ngay doon góor loolu c'est important dafa am loo xam ne aussi suñu borom mos naa ko wax ci benn débat boo indee parfois le droit divin rek mënatoo nekk di errer amul sujet à discussion wala à débat c'est quelque chose de fermé su dee da nga bëgg génn frontière yooyu su boobaa da ngay génn li la tënk ci l'islam bu boobaa diine tënkatul la ko diine tënkatul na lu la neex mën nga koo def ndax aujourd'hui une femme musulmane bu demee ba gëm ne par exemple li ñu naan l'appropriation corporelle aujourd'hui il y a dans les courants féministes classiques bëri na de faux débats yoo xam ne xam nga buñ ne au Sénégal jigéen ñi dañ leen suufeel jigéen ñi nangam alors que au fond à la base l'islam c'est tout à fait le contraire donc dañuy dem ba di combattre une chose et son contraire il faut faire très attention à ça donc man gis-gis bi ma ci am mooy le féminisme islamique c'est un féminisme qui existe c'est un féminisme qui est louable c'est un féminisme boo xam ne aussi qui doit être étudié sur la base de textes et sur la base finalement d'interprétation textuelle aussi yu am solo mooy sortir justement du textuel pour épouser le contextuel lu am solo la et pour revenir ci loolu ñun dañu am exemple ñu doy nee naa leen sànq Soxna Anta Ndiaye Mbacké ku étudier œuvre am xam ne amul ku ko gën a féministe ci àdduna ndax koo xam ne moo indi Soxna Jaara ci kër gi indi ku mel ni Soxna Faati Issa prôner aussi un mouridisme très féminin un mouridisme très subtil un mouridisme aussi très éclairé bokk na ci ñi nga xam ne gëm naa ne ndax lu tax courant féministe mouride par exemple war na mën naa bañ a doon loo xam ne luy yaatu lay doon muy justement sëriñ bi mu ñëwee dafa dindi tënki yu bëri yoo xam ne ci jigéen amoon na te loolu l'islam peut-être l'islamisation des pays africains fu mel ni Sénégal indi woon ko jàngal ay jigéenam ni mu jàngale ay góoram Sëñ Tuubaa doomi jigéen yëpp mokkal alxuraan doomi jigéen yëpp wàcc alxuraan doomi jigéen yëpp ay xaafis lañ doomi jigéen yëpp ay nit yu boroom xam-xam lañu donc jàngalul góor bàyyi jigéen jiitalul góor aussi bàyyi jigéen ñoom ñëpp dañoo ànd ku ci nekk mu am fu mu la teg nga tënku ci loolu donc day lu am solo loo xam ne et loolu moo dal islam parce que li ma leen wax ci njàlbeen gi rek l'islam dafa ñëw indi ay coppite yu am solo waaye dafa fekk une culture existante culture boobu ci la basé wu moo doon matière am muy culture arabo-berbère donc ñun nag ci lu ñu concerné dëgg la l'islamisation de nos peuples dafa indiwaale ay déchets culturels yoo xam ne dëgg la dal nañu parce que beaucoup définissent l'islam en fonction du patriarcat alors que bon loolu aussi c'est un sujet à débattre donc ñi nga xam ne bon dañuy porter justement ces combats féministes là ñu ci bëri parfois c'est vrai il y a un certain dérapage te su boobaa da ngay gis très souvent dañuy invité nit koo xam day wax ci diine invité une féministe qui se dit musulmane loolu ñun ñoo ko war a njëkk a bañ parce que waruñu ñu mettre en confrontation avec ceux qui peut-être entre guillemets sont représentatifs de notre religion parce que ñenn ñi li ñuy revendiquer ce sont des revendications islamistes à la base
donc pour ñu mën a nekk nangu confrontation boobu wala confrontation idéologique boobu wala en tout cas ñu koy instauré et donc li ñu war a def mooy gëstuwaat l'islam bu baax a baax delluwaat ci téere yi gëstuwaat li nga xam ne l'islam da ko indi ci nekkul ne damay dem Google këru yenn aaya ci jigéen nangam ak nangam wala ñenn ñi dem peut-être ci dëkku tubaab yi une certaine idéologie buy évoluer di leen yóbbu ba ñuy déraper ci ci jublu ci ngëm-ngëm bi nga xam ne moo nekk ngëm-ngëm authentique bu l'islam ndax balaa ngay waxu diine jigéen waxu diine doomu aadama ngay wax doomu aadama jullit bi dafa am lu ko tënk te àdduna moom bu la l'islam tënkut seytaan moo lay tënk bu la dara tënkul feu rouge bi boo fa àggee da ngay taxaw donc anarchie amul doonul ne lu ma neex def ku génn ci mbedd mi solo yére ab dof lañ lay jàppee dañ lay yóbbu fànn donc ku nekk rek am na lu lay tënk ci société ñi dañuy choisir muy diine ñi leen ñi nga xam ne nag tàmm nañ muy diine muy soxna ñu ne la yow jigéen jullit bi balaa ngaa doon jigéen nit nga ne waaw nit ki boo doonee ab julli war na la juróomi yoon koor war na la ci bu dee obligation wax la say obligation yëpp bu dee jigéen muuru war na la lii mooy say cër lii mooy say tenk lii moo rafet lii moo tëfeñ la nga cay def ak la nga ci du def bu booloo c'est un choix yaa daan man de suñu borom digal na ma 100 man nag 10 laa yem ñii ne 20 ñii ne 0 ñii di jëm 100 yëpp et cetera donte kenn mënut a matale lépp donc revendications féministes pour revenir au débat ce sont des revendications légitimes qui s'inscrivent dans une lancée dans une démarche évolutive par rapport aux préceptes de l'islam et qui a comme combat justement contextualisation bi ñuy contextualiser très souvent l'approche islamique ak féewale bi ñuy féewale droit féminin yi nga xamante ne bii suñ borom da ko jox jigéen ñi te culture misogynie ak yenn way yi dem ba bëgg ko làq te loolu ku lire l'islam féministe bi tarixa Soudas bind ci Rawiyatul Adawiya di nga comprendre lu bëri wala l'islam féminin wala le dernier livre d'Éric Geoffrey qui est un chef-d'œuvre qui s'appelle Allah au féminin je conseille maa ngi koy conseillé mbokk yëpp ñu dem jënd ko lire ko c'est un livre excellent boo xam ne dinañ comprendre et au-delà de ça bu ñu delluwaatee rek ci suñu mag ñi dinañ xam ne am nañu ay royukaay dans ce sens-là dans ces revendications parce que revendication tant que ñu ngi dund war nañu revendiquer lu baax tant que ñu ngi dund war nañu revendiquer lu yiw donc tant que ñu ngi dund war nañu revendiquer jigéen ñi place bi nga xam ne ak cër yi nga xam ne l'islam jox na leen ko à travers la parole divine cër yooyu ñu respecté ko nangu ko du doon nag ci takk ay pancarte wala dem ci ñu ñuy waxloo man aujourd'hui damay segmenter lu bëri na ay débat yoo xam ne aujourd'hui je les fais plus tout simplement parce que dama jàpp ne amatul sens il vaut mieux y aller par l'action que par la parole mais je fais très attention aussi parce que c'est un terrain glissant parce que man bokkuma ak tubaab bi nga xam ne li muy wax xelam rek moo ko may mu ci wëreelu fu ko xelam may wala gëm-gëm bu ko xelam ak jamono may mu dem ca man dafa am lu may tënk dafa am buntu boo xam ne su ma fa asee ak l'islam daraan ma fii nga yem parce que jullit nga su boobaa foofu laa yem donc trop souvent dañu bëgg a neex tubaab yi neex nit ñu weex ñi neex ñi nga xam ne dañu jàppee seen bopp ay libéralistes ay gauchistes ay libre ku nekk voilà homosexuel musulman imam li yaa ngi waxu imama féminin est exclu dans l'islam te loolu dans hadis bu wér da ko indi au-delà de hadis boobu dafa am ay chaînes ñun nee naa la on est dans un islam malikite te loolu imam Malik indi na ci leeral tegtal yu leer yoo xam ne Serigne Touba sax à travers Usul Nismani indi na ci kaddu yu leer yoo xamante ne bi par rapport justement à l'imama féminin qui se fait ci yeneen branche islamique bëri na yeneen école yoo xam ne dañ koy appliquer mais ñun ci imam Malik nguuru Malik jigéen mënul jiite dañ ne bu fekkee ne fa ñu nekk benn jigéen moo fa nekk te jàng bu koy jiite sax di tari ñu koy bu mu avancer bu mu jiitu ñeneen ñi na yem ak ñoom te bu fa kenn ku góor nekkee ku mokkal Fatiha donte jigéen ay xaafis moo fa nekk ku góor ka mooy jiite léegi nag bu fekkee ne yow da nga dem ci tubaab ba wala ñi nga xam ne c'est des islam yeneen forme islam yu dul islam malikite murid wala tijaan wala islam bi nga xam ne amaana soxna may moom la décider suivre ba nga bëgg lu leen neex bëgg wane ne bon da nga émancipé bëgg wane ne parce que loolu moo xew soxna Soda jamono ji léegi moom ki la gën a émancipé gën la voilà awma contrainte bon l'islam là mais je suis ouverte à voilà l'islam là bon voilà l'homosexualité je suis musulmane bon, à la française je suis musulmane voilà mais je pense que ni dès lors que je pense que nangam ci mu jëm ci homosexualité muy lu yàlla mbugal mu jëm ci
imama féminin muy loo xam ne l'islam nangu ko ouverture yooyu mënoo ko layal ci l'islam. Il faut aussi que ce soit clair. Parfois on veut trop être li ma naan je ne suis ni occidentalisée ni orientalisée, je suis africanisée. Africanité boobu nag moom laay dund te mooy waral ma naan sànq aada yooyu nga xam ne ce ne sont pas des obligations religieuses mais aada yu baax la yoo xamante ne bii jàpp na ne war na ma nekk ay obligation morale ci ñun parce que dañ ko fee fekk. Donc lu am solo la donc war a mën a gëm islam ñu bëgg la gëmloo ne la fondamentalisme islamique mooy li nga xam ne mooy tax foo ko tudd ñu ne la ay bomb ngay taal wala war nga mën a nangu l'imama féminin wala bon on parle même du voile hein. Certains disent que le voile n'est pas une obligation parce que c'est des mesures protectrices alors que suñu borom li mu wax leer na nabi xulli azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabiibihinna yemalewu ko ci ay soxnaam yemalewu ko ci ay doomam dafa wax jigéenu jullit ñi donc muy lu am solo lu important donc su boobaa soo bëggee dem aujourd'hui en France am na benn podcast man bu ma doon def récemment mais voilà il y en a même qui parlent de la légitimité du voile. Est-ce qu'aujourd'hui li ñu waxu maxreb tey jigéen bu daan tukki da daan ànd ak góor mu gunge ko léegi tey soxna May buy dem France day jël ay bagages am dem puisque mën nañu supprimer loolu le voile nekk na loo xam ne muuru bon say nopp et cetera nopp yi dañ ko daan muur ndax lii lecture contextuelle yooyu ñuy am muy lu war a bàyyi xel luñ war a bàyyi xel di ko saytu di bàyyiwaat xel ngir bu ñu bokk doon à vouloir être complètement décomplexé de toute charnure religieuse dañu on risque de rejoindre finalement ñooñu nga xam ne seeni xel rek la ñuy topp te ñun topp na suñuy xel yàlla def nañu lii baax na lii bon na li baax de leen ko def lu bon bàyyi leen ko ñuy bàyyi duñ lekk mbaam parce que suñ borom daf ñu koo tere xamuñu lu tax mu tere ñu ko n'est-ce pas yàlla mi def ne picc yi day naaw jën yi nekk ci géej gi boo neexoon mu xëy def le contraire donc dem posé wuñu la question du tax picc yi naaw géej picc yi nekk ci jën yi nekk ci géej gi rek waruñu posé la question du tax li di obligation di suñ borom moo tànn di ko neex jiñ doomu aadama yi ne na ngeen def nangam la ngeen def nangam kon su boobaa ce n'est pas à l'être humain de remettre en cause l'ordre divin li nu mën a def mooy mettre en place toutes les mesures possibles pour que droit initiaux yi nga xamante ne bi suñu borom taxawal na ko te jigéen moom ko ñu retrouver ko à 100% Soxna Soda tout en sachant que anarchie mënul am bu la l'islam tënkul xalaat ci tubaab bi dina la tënk te quand je dis tubaab bi attention dama ñi nga xam ne gëmuñu yàlla laay wax ñi nga xam ne duñ ay jullit laay wax je parle dans ce sens maa ngi jégalu bu baax. macha allah encore soxna May ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci exposé bu waaye itam ci pertinence bi ak profondeur bi nga xam ne moom ngay répondre question yi nga xam ne nii lépp loo xamante ni xëy na lëntoon na ci suñu bopp rek yow yaa ngi koy leeral suñu comprendre bu baax a baax yow féminisme islamique bi ñuy wax jàpp nga ne ce sont revendications yi ñuy def ce sont des revendications légitimes yoo xamante ni nii képp koo xamante ni nii yaa ngi dund en tant que jigéen war nga bokk ci ñi nga xam ne nii ñoo ngi fexe condition waxuñu jigéen gi sax waaye condition yi nga xamante ni jigéen ñi ñu ngi koy nekkee ci benn cadre muy nekk condition yoo xamante ni yu baax la comme enjeu yooyu itam li ci am importance yaakaar naa ne da ci bokkaal itam jigéen ñi xam seen ay droit ndax yaakaar naa ñàkk xam suñu ay droit ñun moo tax ñuy revendiquer ay droit yoo xamante ni nii sax l'islam jox nañu ko ba pare dans le principe waaye itam bokk na ci itam xam suñu ay devoir ñu jigéen ak góor est loolu itam yaakaar naa bokk na ci li waral ñu am benn problème jigéen ñi bu ñu waxee ne góor ñi li ñuy def du yoon góor ñi itam jàpp ne jigéen ñi li ñuy def du yoon kon ku nekk boo nekkoon ci li la diine ji sant rek certainement certains problèmes du posé wu beneen question bi rek mooy bu ñu waxee féminisme daanaka tout tourne autour de la femme am sax ñoo xamante ne nii dañuy teg benn une certaine dichotomie jàpp ne jigéen moom féminisme bi jigéen ne góor ne am na ñoo xam ne sax dañuy jàpp rek noonu góor ñi rek la féminisme donc da ngay lu góor wax ma xëpp ci suuf wala lool est-ce que tamit jotul ñu prôner benn féminisme bu bees boo xam ne ce ne sera pas contre les hommes mais avec les hommes nga xam ne nii da nga koy boole ak góor ñi ngeen di communiquer ngeen di xool yéen nan ngeen di avancer par rapport te sukkandiku comme ni nga ko waxee soubassement bi nekk les textes coraniques la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam
yaakaar naa problème yu bëri dina résoudre ci noonu sëñ Galas bu fekkee yaa ngi déglu te bëgg nga ci def benn intervention avant ñuy continuer avant soxna May di ñëwaat nga tàbbal ko si sëñ Galas dafa mel ni dafa déplacé wu de. salaamaaleykum wa rahmatulah. maaleykum salaam. waa soxna Soda. ñoo ngi leen di siyaar bu baax tey rafetlu thème bi nga xam ne soxna May mi ko doon exposé te mi ngi mel ni sax xam naa ne àggagul de xam naa ni mel na ni sax waxtu bi mi ngi dem ndax waxtaan dañ ko daan tàmbali 23h waaye xam na ay jafe-jafe yoo xam ne xëy na soxna May amoon na ko ci bëgg a teel a tàmbali ak coono yeeg yu mel noonu moo taxoon tey ñu tàmbali ko 22h30 room bi ñëpp it dañ ko daan tënk ci mu yem ci 1h30 ngir bañ a téye nit ñi ak yitte yu mel noonu ak xeet yu mel noonu xam naa ni mën ngeen a continuer rek bu ko defee bu ñu noppee rek ñu xool ñi ci topp bu ko defee incha allah. waaw merci beaucoup sëñ Galas jaajëf léegi yaakaar naa ne après dinañu comme temps bi mi ngi dem bu ñenn bëggee def yenn poser yenn question yi wala def yenn intervention yi ñu yëgal leen rapidement suñu développer tuuti li nga xam ne nii moom lañ doon indi soxna si comme ni ma la ko waxee léegi rek enjeu yi est-ce que du sax avant ñuy revendiquer droit yoo xam ne nii l'islam may nañu ko ba pare ñu gëstu diine gi droit yi nga xam ne jox nañu ko waaye itam xam li ñu tënk ba duñu mën a déraper beneen bi mooy féminisme bi nga xam ne nii ñu ngi koy prôner est-ce que waruñu xoolaat boo xamante ni dañ koy def buñ ko mënee wax sax en collaboration avec les hommes nga xam ne ce ne sera pas un féminisme contre les hommes mais plutôt avec góor ñi nga xamante ni peut-être comme ni nga ko waxee diine bi yàlla suñu borom wax nañu ñoom ñooy suñu ay kilifa wala mooy suñu ay njiit nag cela li dóor bu bëggee wala da ngeen di maltraiter parce que tamit am na ay revendications yu xamante ni comme ni nga koy waxee ay féministes koy def te lu yanu maanaa la te ku nekk di jullit bu yéen rek war nga bokk ci revendication yooyu jëm ci condition jigéen nga xamante ni dañ leen di maltraiter leen di dóor wala dañ leen di kii soo waxee ñu ne la diine mooma wax man maay chef man maay lii kon ñooñu comme ko waxee léegi rek dañu am une interprétation très biaisée du texte coranique ba respect bu ñu waroon jox ak considération bi ñu waroon jox jigéen joxuñu ko ko. dafa mel ni sama connexion bi day dagg nag j'espère que dégg ngeen question bi. soxna macha allah wàllum nit la wàllum au-delà donc de l'aspect religieux wàllum nit la wàllum doomu aadama te loolu lu am solo la xam nga l'islam au-delà de ce facteur féministe l'islam est avant tout humaniste diine l'islam diine ju humain la diine ju am compassion la diine ju promouvoir affectation humaine diine ju promouvoir cohabitation pacifique diine ju promouvoir voilà doole yi énergie wu pacifisme humain dafa am solo donc toutes les revendications qui peuvent porter nee naa la bi yàlla suñ borom laajee ban bàkkaar la xale bu ndaw boobu def ba ñu koy infliger li ñu koy infliger donc ñëwul rek télé ko dafa y a une interrogation sans appel bu xóot bu mu def donc l'islam waxuma la ay torture jigéen l'islam nee naa la dafa fekk ci culture arabo-berbère ñuy doon lu jigéen def ko di ko def ab cër mu jëlee ko ci loolu jox ko ab cër kon loolu waxuma la ak yeneen yu sew sewaan yi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy def te teg ko ci seen bakkan mais soxna Soda man dama bëggoon rek rapidement dugal ci loolu avant peut-être may ñëw ci sa question et puis avant aussi may yeewee ko xam naa di ngeen ma jéggal ma mën a teel a yeewee ko ndax yeneen xëy na kii obligation yi ñuy xaar dafa am lu am solo loo xam ne souvent dañ koy paramètres yoo xam ne dañ koy fàttee bàyyi xel xam nga fan yi ñu ngi doon dégg waxu ay lu mel ni notion polygamie abusive mooy li ma doon wax sànq rek dafa am loo xam ne ci diine c'est important te loolu dama gëm ne yàlla infligé wul kenn lu mu mënul et justement
parce que qui dit féminisme qui dit relation homme-femme voilà dina wax waxu polygamie dina wax waxu mariage etc. Toutes les formes finalement d'outils yi nga xam ne suñu borom daf ko octroyé mu jox ko góor mu jox ko jigéen daf ko def ci essence bu plein yàlla du juum yàlla du jaawale yàlla du rëccale. Donc c'est important xam nga dafa am jigéen ñi faute bu doy waar dañuy dem ba parfois di critiquer suñu borom subhanahu wa taala des critiques indirectes mais day dem ba mel ni finalement li yàlla wàcce la ñuy critiquer soxna soo xam ne bëggoo wujjee bul sëy ku am jabar bul sëy kuy signé polygamie loolu day lu yomb parce que vraiment c'est lourd l'islam moom la yaayam ñaaw ba ku jug naan non polygamie abusive c'est l'islam ña koy wax mënuñ laa taril fàttee bu jub loolu il faut que tamit maa ngi jéglu ma wax ko il faut vraiment arrêter xeetu xeex diine bi nga xam ne déguisé bi ñuy def te ñenn ñi xamuñu sax li ñuy def nu mu tudd yàlla moo ne góor mën ngaa am ñeent ñett ñaar ba benn bu dee remplir nga les conditions góor bi am ñaar te remplirul les conditions yoonu jigéen néew ci moom ak yàlla la sa borom kër bu julliwul waxtu tisbaar yow nga julli waxtu tisbaar yéen ñaar bokku leen bàmmeel compte en banque commun ci àdduna la am amul ci yàlla nit loo ko jur mu tëdd sa biir bu juddoo bokku leen compte bu amee xasanat ci moom lay dugg bu amee bakkaat ci moom lay dugg donc góor ki bu fekkee ne mënoo ko ci toutes les conditions xam nga ne mënoo ko am na ñoo xam ne polygamie wàcc na leen am na ñoo xam ne amuñu droit am ñaari jabar parce que dafa am ay conditions yu suñ borom teg léegi conditions yooyu bu fekkee ne moom mii góor xam na ne lii daganu ko mu def ko bi moom ak yàlla la léegi yow yaa xayti su fekkee ne bëggoo polygamie bu ngeen di dem mairie jili ba na signé monogamie bu ko signé wul nga ne ko na fi say bi bind naa ko ci benn plaidoyer bu ma tuddee wujje na signé polygamie na signé monogamie bu ko signé wut na fi say bi mais day signé polygamie ne la bon convaincre la peut-être nga def la ca war yëpp 8 ans plus tard 6 ans plus tard nga takk soxna beneen soxna nga ne noonu daf ma war daf ma nangam te yaa ko nangu woon donc à un moment donné il faut être cohérent avec soi-même loolu benn la ñaar ki nga xam ne dafa am ñaar wala ñetti soxna doxaliwu ko ci yoon wala di maltraiter ñenn soxna yi ndax l'islam moo ne ko maltraiter sa soxna ndax l'islam moo ne ko del dem ci kii doo dem ci kee l'islam li mu ko wax leer na donte sa biir xol mënoo leen yemale na nga fexe ba la ngay fësal lépp nga yemale leen mais ki ko doxul ndax kon l'islam lañ war a combattre ci polygamie wala moom Gora Ndiaye wala Abdou Thiam mi defut yoon lan war a teg yar ko xam nga tamit dafa am loo xam ne il faut revenir à la raison loolu du question sax gëm question raison la te loolu du faral góor ñi wala jigéen ñi mais góor ki nga xam ne li ko war ak li ko warul li mu am droit ak li mu am droit li mu amul droit xam na ko moom ak yàlla la mais yow mi nga xam ne quand on parle de polygamie abusive c'est dans le sens finalement de dire que bëri na jigéen ñoo xam ne ils se disent tellement que polygamie dafa jafe ba kenn mënu koo doxal kenn mënu koo appliquer à la lettre donc kenn waru koo appliquer mais loolu ay dof la ngeen jégal ma ci kàddu yi waxul ndax amul sens ngeen jégal ma ci kàddu yi jigéen da nga am li ma lay wax sax un rôle de pleine maturité dans l'islam góor ak jigéen bu ñuy sëy war ku nekk war nga mën a teg sa kay conditions devant l'imam c'est important xëy na ñun suñu culture xëy na du ko promouvoir su fekkee ne bëgg a wujje waxal ne man bëgguma wujje ku góor ki bu la ko nangulee ba jox la kàddoom l'islam day loo xam ne suñu borom bokk na ci caractère yi mu gën a fonk ci doomu aadama mooy ko fonk kàddu mais yàlla prérogative bu mu leen may ñu am soxna nga nangu nga ne yow man dinaa julli danaa muur sama bopp mais daal yàlla nee na ma julli maa ngi julli nee na ma woor mais nee na daal góor mën na am borom non ça va pas yàlla il faut voilà abusive mais yooyu waxu nit sax donc vraiment mooy li ma doon wax sànq si waxu dérapage yi ñuy def bëgg a topp ay idéologie yoo xamante ne bii tënkuñu ko idéologie bu l'islam tënkut seytaane koy tënk wala leneen tënk ko communisme tënk ko leneen tënk ko donc dafa am loo xam ne nag il faut vraiment revenir aux sources muy plaidoyer boo xam ne moo koy lancé moo ko soxna yi xam nga dafa mbir mi dafa tollul nen bon pour fermer la parenthèse question polygamie dafa sama rakk Adja Binta Niane dafa wax benn jour lu am solo
ci benn room bu ñu doon def mu ne essayons de combattre la jalousie loolu mooy le vrai mot maanaam jigéen war nga mën a dem ba du ay du bokk ay jëkkër mooy nekk lu lay limiter ci sa spiritualité mais jalousie bi ngay am ci ku góor ci doomu aadama te énergie boobu nga waroon ko consacrer ci leneen loolu moo lay gaañ donc moo bi ñu war a xeex du polygamie mais c'est la jalousie c'est la médisance c'est xol boo xam ne ndax gis nga xol li tax mag ñu baax ñi soxna Anta Ndiaye lu taxoon mu jëli soxna Jaara parenthèse la rek ma def ci polygamie après on avance on avance rapidement soxna Anta Ndiaye li tax mu jëli soxna Jaara jëli soxna Astawa jëli soxna Issa Dieye li taxoon soxna Astawa la nangoo dénk soxna Anta Ndiaye soxna Jaara li tax soxna Jaara def li mu def biir kër Sëñ Tuubaa seen xol yi dafa feesoon ak suñu borom dafa teddoon seen xol yi amul woon place fiir doomu aadama ak loo xam ne c'est corporel wala c'est émotionnel ndax mbëggeelu suñu borom dafa feesoon ci seen xol ba dafay ëmb loolu lépp kon jigéen ñi xam nga lan mooy suñu objectif la quête de la spiritualité jigéenu jullit ñi bokk na ci revendication féministe mooy la quête de la spiritualité mooy ñu war a mën a nag bokk ci cours bi nga xamante ne bii jàpp naa ne du góor rek moo war a am un accomplissement spirituel ci soufisme le soufisme féminin le soufisme des femmes dans l'islam dafa war a doon lu ñuy dëggal le soufisme murid wane na ko à travers la xidma et cetera te jigéen ñi doon ci ay jàmbar donc vraiment parenthèse bu ma bëggoon ubbi ci mbokk soxna yi pour ñu arrêter di leurrer seen bopp voilà l'islam bokk na ci élément coercitif yooyu muy nga nangu tey ne ñu ne la sàngaraa ngi nii nga ne du ma ko naan ndax yàlla daf ma ko tere ñu ne la maama ngi nii nga ne du ma ko lekk ndax ñu ne la doo soxnaam nga ne du ma ko jege ndax yàlla daf ma ko tere kon nag li yàlla daganal ku góor ki nga bëgg nag bu boobaa parce que dafa am c'est d'ordre émotionnel nga bëgg ci indi ay tinki tànk loolu lu égoïste la donc il faut revenir à la raison yàlla muy diine tënkul kenn ci lu mu bëggul ku bëggul dugg ci mariage polygame bul dugg bu la ku am soxna di labat nga ne ko du ma sëy nga ferme ci mais bëgg ko plaider ba pare sëñ bi ñu ci bëri ci ñoom dama yàlla jéggal sama maas yi bu leen ku am soxna di labat wala bëgg leen def deuxième position duñ ko bañ dañuy wax neneen wala suñ demee ko góor ki di signer polygamie duñ ko bañ na nekk une condition sine qua non bu loolu amul say bi doo ko defee wax ji daal di mën a jël yaakaar naa daal loolu dafa jar vraiment ñu am ci solo mais yenn débat yi ay polygamie abusive yu kenn xamul nit ki dans l'application de la chose mooy abusif nit mooy julli ga du baax mais du l'islam mi ne la jullil ngay naan julli ji non yàlla ñeenti rakk yi faut ñu xoolaat ko parce que bon est-ce que juste na est-ce que nii non ki ko julli yàqu ko wala ki tari yàqu ko kooku lañ war a xool mais du l'essence même loolu il faut ñu bàyyi ci xel soxna Soda pour répondre maintenant à ta question par rapport aux hommes on est appelé à cohabiter avec les hommes ñooy suñuy waayjur ñuy seeni yaay di suñuy mag donc góor ak jigéen mooy li nga xam ne mooy former société donc effectivement il faut ñu dund avec ñoom en société yàlla suñu borom nag li mu wax ne daf ñu leen a dénk sur la base d'un certain nombre d'éléments loolu moom ku ko bëgg a teggi kon da ngay teggi l'islam nga dem toogee ne nem ci inscrit wu ci beneen diine mais tant que yaa ngi nekk ci diine moom yàlla dana góor mooy sa kilifa ci biir kër yi attention c'est important muy sa waajur bu góor muy sa borom kër et dans certains cas sa doom bu góor dans certains cas donc tënk googu moom yàlla daf ñu ciy tënk googu moom amul débat lu tax yàlla li tax mu tënk ñu c'est parce que daf ne góor moo yor charge yi léegi bu fekkee jigéen moo yor charge yi kon dañu war a adnisa on ala du diine dafa xam ne ça porte à confusion parce que dafa am loo xam ne ça porte à débat am loo xam ne ça ne porte pas à débat diine du benn texte boo xam ne législatif la ñu def assemblée nationale di ci waxtaan diine day loo xam ne lu ubbiku la ndax bëri na loo xam ne tafsir la bëri na loo xam ne benn tafsir bu ko mën a biaiser amul parce que lu leer la yàlla ci arabe la wax ñu koy traduire maintenant il y a un fondamentalisme dans le sens mais dafa am loo xamante ne bii kenn mënu ko biaiser te alquran suñu borom wax na ne c'est un texte accompli kon ñu bàyyiwaat xel ne di yenn yi vraiment dafay jar ñu ci teewlu di ci bàyyi xel donc il faut avancer vers une structuration bu am solo boo xam ne qui inclut góor ak jigéen dans le combat de faire renaître de faire briller
justement le vrai sens ak les vraies positions yi nga xam ne suñu borom teg na fa jigéen te mooy position yu kawe position yu màgg position yu am solo yoo xam ne moo góor ñoo tolloo égal ci biir société bi waaye dans la configuration familiale encore une fois góor mooy kilifa jigéen maanaam bu ñu demee ci entreprise ba man góor du sama kilifa ci diine su ñëwee ci kër gi sama borom kër sama kilifa la ci diine loolu mooy li nga am donc bu nekkee ci mbedd mi du ne non ku góor a yor oto bi bàyyi mu njëkk a jàll policier bi du ne non góor a yor oto bi bàyyi mu njëkk a jàll parce que yàlla daf ñaar yi jàll xamal ni saa mu la contractualisation sociale waaw cër boobu yàlla la ko góor la ko jox te loolu lu jar a bàyyi xel la donc soxna Soda maa ngi jégalu ci guddaay bi mais la parenthèse est une parenthèse que j'ai voulu ouvrir pour peut-être partager sama gis-gis rek bu ndaw ci wàllu woowu et dire que le féminisme est ni ma ko définir rek au début un ensemble de paramètres la yoo xamante ne bii li ko tax a jóg dëgg mooy faire naître des revendications et les porter donc dans l'islam un féminisme peut bel et bien exister dans la mesure où mu nekk un féminisme qui soit en adéquation justement avec l'islam su boobaa l'islam mooy ëmb le féminisme et féminisme du ëmb l'islam l'islam mooy définir le féminisme du définir l'islam l'islam mooy poser des interrogations sur le féminisme mais du féminisme mooy poser des interrogations sur l'islam moo naan féminisme bi fii la war a yem lu tax nangam mais du féminisme bi moo naan l'islam fii la war a yem nangam loolu moo ñu wutale ak tubaab yi loolu moo ñu wutale ak idéologie ñi nga xam ne gëmuñu yàlla ñoo ngi jégalu bu baax a baax ci guddaay bi soo xam naa nag damay jégalu rek waaye damay peut-être bàyyi jotaay bi ak borom xam-xam yu mag yi nga xam ne ñoom amaana bokkuñu ak man nga xam ne damay tànnantu rek maa ngi sant bu baax a baax di santaat bu baax sëñ Gala soxna Soda waaxiru daxwaana an alhamdulillahi wasalaamualeykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah soxna May ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci ni nga ñëwee si thème bi nga xam ne moom lañ indi depuis booba tey yaakaar naa li nga ñëw rek si polygamie bi moom ñor na la macha allah mais li nga si indi c'est tellement clair que ni nga ko waxee ne ñu bëree bëri xëj na ñi ngi xeex polygamie ñi ngi ci mer alors que am nañu droit en tant que jigéen ñëw ne man bëgguma je ne veux pas me trouver dans un mariage polygame bëgguma nekk wujjeet am nga ci droit loolu bu boobaa yow nga tànn fa nga bëgg a dugg wala nga déggoo ci ak ka nga nar a sëyal bu fekkee ne d'accord na ci ngeen ànd ci ni ngeen ko bëggee exemple bi ñu ci joxe rek moo di soxna Fatima bi nga xamante ni Ali ñëw na ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di ko wax ne ko Ali moom daf ko digoon ne ko du takkaat soxna ba xaw ci mer buñ ko sañee tuddee noonu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal ko ne ko na respecté ay kàddoom na ko defee nam ko waxee woon yu demee noonu kon bu fekkoon ne am na un aspect coercitif wala y a une obligation à obtempérer bu boobaa duñu egg foofu noonu beneen bi nga wax rek mooy polygamie abusive bi nga xamante ne nii am na ñenn ñu koy wax li ñu ci mën a jàpp ci say wax mooy dans le principe moom l'islam amul benn loo xamante ni dina ko teg ñu ciy posé wu ay questions xëy na nag suñu jógee ci principe bi jëfin yi nit yi ni ñu koy jëfee ak ni ñu koy utiliser ak ni ñu koy mandargare ñoom ñoo am seen ay imperfection moom mooy feeñ ci lépp l'imperfection est inhérente à la personne mun na am ne seen ay njuumte seen ay ñàkk mat googu moom mooy feeñ ci ni ñuy doxalee polygamie te loolu yàlla waxoon na leen ci lim leen ci wax donc féministes yi nga xamante ni ñoom ñi ngi revendiquer loolu di bëgg polygamie jigi góor ñi ñu ciy doxe ni ñu ci war a doxee loolu tamit jàpp naa ni revendication la boo xamante ni peut-être mën naa légitime ci ñenn ñi comme ni nga ko waxee itam bu dee seen diggante la ak seen borom aussi ñoom ñu xam noonu waaye am na ñoo xamante ni jàpp nañ ne war nañ koo xeex ba peut-être ñenn góor ñi nga xamante ni am nañ ay soxna doonte yamale ci wàllu bëgg-bëgg mun na bañ a am mais ñu yamale ci ni leen ko diine santé ñu lay remercier aussi si aspect boobu ni nga ko waxee tamit polygamie bu ñu koy delluwaat ci kaw comme ça ñu def un petit résumé après ñu mën a jox sëñ Abdoulahad ak sëñ Séga bi ñu fiy gis depuis le début comme ni ñu ko waxee rek l'islam moom dafa mat sëkk l'islam dafa nekk diine boo xamante ni xëy na lu kenn mooy jóge fële di ko wax ne ko lii ngay dolli wala lii ngay defaraat ci sa gis-gis parce que yàlla na mu ko nammee loolu la ko indee yow mi nga xam ne aussi yaa nekk ci biir l'islam
en tant que jigéen mën nga prôner un féminisme boo xamante ni basé sur le Coran, les textes coraniques et la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, waaye mënoo teggi loo xamante ni diine daf ko teg comme caractère dogmatique bi nga xamante ni diine am na ko. Le voile est une obligation divine nga ne duma ko def wala dama koy xeex. Contrairement à ça ndax du liberté jigéen. Gis nañ ko am na benn année boo xam ne man dama doon seetaan France 24 ba gis benn ministre française araignée laa jàpp ci tur bi laa jàpp ci sant bi, mais bi ñu koy poser question li mu tontu woon par rapport au voile islamique daanaka lu ñàkk teggin la loo xam ne ni nee na du liberté femme, jigéen dafa war a am une certaine liberté, day duñu wane ne dafa matadi wala dafa xelam dafa sëgg, moo tax ñu koy muurloo, alors que ce sont des interprétations yoo xamante ni biaisées, fondées sur des stéréotypes ci yoo xamante ni teguñu ko ci xam-xam. Xëy na ñàkk gëstu diine moo ko waral, waaye au contraire pour protéger jigéen bi sax moo ko waral. Li nga jot a wax itam ci ñu gën a xam ne góor ñi ñoom suñu ay kilifa lañ, ñu ànd ak ñoom yenn xeex yi, waaye itam ñoom itam ñu gën a am yërmande, peut-être buñ ko mënee waxee noonu ci yenn jigéen yi nga xamante ni ñoom kat li ñu bëgg mooy nekkandoo si cadre boo xamante ni cadre bu baax la. Beneen bi xam naa da ngay dem parce que xëy bi suba ak jàmm moom il faut ñu dem ca waar ba, mais bëggoon naa xam jigéen ñi comme ni nga ko waxee si yoonu murid nga xamante ni buñ ko jëlee ci soxna Jaara Buso wala soxna Anta Njaay mais xam ne moom fexe na sax ba soxna Jaara ñëw ci kër gi, ndax loolu tamit féministe moom moo ko waral, am xol boo xam ne nii yaa ngi koy ubbeeku pour jigéen ñi. Man ci yéene jigéen ñëpp loolu nekk na féminisme boo xamante ni yow yaa ngi koy revendiquer. Bu ñu demee tam ba si li gën a kii jamono Serigne Touba ma ñëw ko contextualiser ko ci yoonu murid, yaakaar naa jigéen ñi amoon nañ taxawaay bu am solo bu ñu am. Bu livre bi ñu mujjee lire muy Bousso Bali la Mouridia au féminin, gis nga dale ko ci soxna Fadja taw Serigne Touba ba ci soxna Maymuna, jaar-jaar yi nga xam ne am nañ ko, nga xam ne lu ñu jàngal diine ci góor rek taxaw nañ pour jàngal ko jigéen mu xam diineem, di nekk foo xamante ni day xamle diine, nekk si cadre boo xamante ni day am taxawaay bu mat sëkk pour ñu respecter peut-être diine, waaye itam ñu xam ne kii lii l'islam daf ko may te daf ko fa teg. Ba ci soxna Muminatu Mbàkke nga xamante ni moom it entrepreneur mën nañ ko tuddee noonu. Man passage boobu daf ma impressionné bi ma liiree yëpp fi nga xamante ni moom fa la jaar, mu nekk koo xamante ni tamit ñun jigéenu murid yi war nañ ci mën a sukkandiku, mu nekk benn exemple bu inspirant boo xamante ni ñun dañ ci bàyyi xel. Ba résumé beneen bi moo di par rapport ak li ñu revendiquer, dañuy revendiquer loo xamante ni daanaka jaru ko, wala on doit transcender certaines considérations. Maanaam li war a njëkk ci li ñu war a revendiquer mooy suñuy war a nekk dans une dynamique de perfectionnement de soi. Ngay jigéen muy góor, au lieu nga nekk ci yenn bassesse yoo xam ne peut-être yow danga naan duma wujjee wala duma li ko ëppal importance mooy jalousie wala ñàkk a yéenante jàmm wala yu demee noonu. Xëy na muy jigéen muy góor ci dynamique boobu nga war a nekk. Di la jaajëfal bu baax a baax ci exposé bi, jàngee nañ ci lu am solo. Xam naa damay bàyyi Sëñ Abdou Lahad moom indi contribution am ci waxtaan bi fu mu toll rek. Asalaamaaleykum wa rahmatullah. Maa ngi nuyu mbokk yëpp te di leen ziyaara, di rafetlu bu baax waxtaan wi ak soxna May ni mu ko tëralee. Wax dëgg yàlla xam-xam feeñ na ci bu baax a baax macha allah, te argument yi itam macha allah taxaw na. Mel na ni liñ bëgg a leeral sax ñun ci leneen lay gën a jéng jëm, mooy li nga xam ne war na fee am ni ab programme boo xam ne gannaaw suba ak jàmm incha allahu taala danañ ci ñëw. Mu nekk programme boo xam ni thème bi mi ngi tudd parlons de la planification familiale, méthode de contraception, risque, conséquences, point de vue de l'islam. Loolu dinañ ko traité muy wàllu soreele ak njur wala yooyu ci niñ ko mën a waxee ci wolof. Ki war a def thème bi incha allah mi ngi tudd soxna Mariama Diawara, ñu di ko wax caat mu sell mi, ma nga foofa ca Canada. Incha allah war cee ànd ak borom belal Sëñ Abdou Lahad, moom ma nga foofa ca Paris. Ñoom ñuy yëngu ci wàllu xam-xam aussi. Mercredi lay doon bu 23h jotee, maanaam à la même heure incha allah.
bu ko defee buñ ci ginnaaw par ñaari fan lañ koy def kon buñ defee mercredi jeudi vendredi dinañ ñëwaat ci beneen boo xam ne mi ngi tudd stigmatisation des musulmans dans les pays occidentaux réalité ou illusion loolu ki war a def thème boobu mi ngi tudd Sëñ Mbacke Dieng nekk foofa ca France moom tam war cee ànd ak Sëñ Fallou Mbacke Rigis moom tam nekk foofa ca université yi ca France di jàng moom itam mi ngi war a nekk 23h moom tam vendredi incha allah bu ko defee dinañ jëlal samedi bi ñëw ci dimanche bi ñu wax ci l'engagement des jeunes dans la politique thème boobu ki ko war a def di Sëñ Souhaïbou Mbacke Rigis moom ñu xam ko bu baax a baax muy borom xam-xam di gëstukat war cee ànd ak Sëñ Amdi Moustapha Mbacke Lazane Ba moom tam nekk foofa ca France di yëngu ci wàllu xam-xam bu ko defee thème boobu dana ci ñëw incha allah muy l'engagement des jeunes dans la politique faut-il s'en réjouir ou s'en inquiéter loolu thème la boo xam ne bu am solo lay doon incha allah Sëñ Mbacke Dieng dana ci ñëw kon soxna Soda xam naa dañuy ñaanal soxna May bu baax a baax rek ci taxawaay bi ak gëstu bi saa su nekk ni muy yëngoo ci lu yëkkati xam-xam saa su nekk te macha allah bis bu ne muy gën di pertinente ci bu bindee ak bu waxee kon ñi ngi koy ñaanal bu baax suñu borom gën a guddal fanam may ko wér ba mu mën a àggale yéeneem bu baax a baax ci liggéey bi muy liggéeyal maamam ci mboolem fu mu ko mën di defee sant nañ ko bu baax gërëm ko lim doon traité am na solo lool macha allah dafay mel ne rek ci ak tënk ni nga xam ne l'islam fekk na jigéen mel ko mu am fu mu ko fekk am fu mu ko yóbbu ni mu ko tënkee ci waxtaanam muy bu njëkk bu ñu masaana am doom joo xam ne dafa doon jigéen ñi ko am dañuy désolé wu ndax boobu la ñu gëmoon mooy jigéen moom amul njariñ ba noppi ab natt la nga xam ne dañuy am doom bu jigéen ba noppi gasum pax ba mu xóot ñu suul ko ci te buñ koy suul itam day xoole ci jullit yi nga xam ne ñooy ñi gën ci jullit yi ci saxaaba yi àndoon ak yonente bi sallallahu alayhi wasallam am na ñu ko ci doon def ku ci mel ne Seydina Omar mas na cee jaar ci ayaamul jahiliya muy jamono bi muy dund ak ceddo te boobu duggagul ci diine kon loolu moom l'islam am na fu mu fekk jigéen am na fu mu ko yóbbu léegi nag lu mel ne ar-rijaalu qawwaamuuna ala nisaa yi itam loolu maanaam service la boo xam ne l'islam daf koo teg góor ci jigéen ndax boo demee xool signification bi dëgg-dëgg lañ lay wax mooy góor dafay yilif ku jigéen ci waaye da koy wattu da koy aar da koy yiir ba noppi day taxaw ci ay intérêt maanaam yaqumu daiman bi masalihil mar'ati intérêt soxna si ku góor ki fu mu toll dafa war ci moom muy taxaw saa su nekk ci li koy sàmm li koy tax a mucc loolu nag c'est être au service de la femme loolu rek la du leneen nit ki nga xam ne itam boo xoolee ci qawwaamuna ala nisaa yi jooju itam da ngay gis ne ci góor ni mu bindoo ak ni ko yàlla bindee day bari lu yaramam di attan ak lu muy mën loo xam ne ku jigéen ki du ko man du ko attan léegi nag ñun léeg-léeg jafe-jafe bi ñuy am mooy dañuy jàpp ne l'islam dafa amul cër bu mu jox jigéen ba tax mooy indi lu ci baree bari ñuy réclamer ay parité wala yooyu waaye parité sax man pour man arrangé wul jigéen man li ma jàpp ne moo waroon mooy bu jigéen mënee na jiite def bu góor mënee na jiite def loolu mooy parité bu baax bi waaye boo nee jigéen day ñëw góor ñëw jigéen ñëw góor ñëw jigéen dana ñëw boo xam ne mënul bu boobaa échec day am góor dina ñëw boo xam ne mënul su boobaa échec day am te kenn ku nekk ci ñoom ñaar am nga mission boo xam ne yow rek yaa ko man mais sa moroom mënu ko fi mu ne rôle bi nga xam ne ku jigéen moom la am ci société bi amul rôle bu ko féete kaw pour man muy éduquer yar nampatal nit ku nekk ci ñun environnement bi ngay yaroo liy njëkk ci yow jigéen moo koy def ci yow donc loolu taxawaay bi nga xam ne jigéen am na ko ci société bi buñ ko xeebee ba jàpp ne dafay lu ñàkk solo bay réclamer leneen su boobaa ñun mën naa jur ak échec après te kenn ku nekk nag ci ñoom ñaar ñi sa mission bokkul ak sa morom te inna sa'yakum la shatta kenn ku nekk am nga rôle booy suyee boo xam ne keneen mënu la cee fekk saa bu keneen bàyyee li mu yor di ko fekk la ci su boobaa jafe-jafe day am kon man du ma woon sax ku war a commenter waaye nañu xam ne rek li am solo mooy ñu fexe ba diiney l'islam moom li ci l'islam may góor moom la may jigéen
moom la may jigéen muy man amila salihan min dakarin aw unta wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba koo xam ne góor nga wala ngay jigéen ñoom ñaar bu ñu jëfee la ñu jëf ñoom ñaar ñoo ciy tolloo li yàlla di fay ku góor ki ci jëfam ji loolu lay fay ku jigéen ki ci jëfam ji léegi nag li des kon mooy jëmmi société bi li nga xam ne l'islam daf koo daganal bàyyee ñu ko kenn ku nekk nga am ci ce choix loolu itam nañu fexe ba ñun buñ jéem a tënk suñu bopp ci à ce que ku góor ki forcément dañ koy imposer wala ku jigéen ki dañ koy imposer waaye ku nekk nañ xool capacité yi ku war a jiitu ku ci war a topp ki war a jiite doxal ki war a topp ci ginnaaw moroomam mu topp ci ginnaawam su boobaa ci capacité ci mën-mën ci xel ci xam-xam rek lañ koy teg su boobaa ku war a jiitu rek jiitu li nga xam ne nag mooy li ñu lislaam boole ñun ñëpp muy ay ndigal ak i tere ak yooyu góor ak jigéen ñoo ci am ku góor ki bu jëfee la muy am ku jigéen ki bu jëfee loolu lay am waaw loolu laa ci bëggoon a sànni rek man Sëñ Baye Sega yaakaar naa moo war a sax commentaire dëgg programme bi lañ doon leeral rek ñi ngi sant ñëpp di xam leen ne université du Ramadan bi itam li ko tax a jóg mooy tasaare xam-xam rek du leneen du loo xam ne ab mbooloo la wala daayira la boo xam ne dañuy soxla ku ci bokk wala yooyu déedéet gaa ñi dañoo jàng rek am xam-xam li ñu xam itam ñu am yéene partagé ko ak mbooloo mi bokk ko ak ñoom ndax xam ni wa ma ala rasuli illa al balaax te ballighu anni walaw aaya la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ngeen ma jotalal donte ne benn aaya ngeen may jottali kon Baye Sega bu jàngee ba am lu mu xam devoir la ci moom mu jottalil ko yonente bi su Galas Bamba bu jàngee ba am lu mu xam devoir la ci moom mu jottalil ko yonente bi comme nii ko soxna may defee bàyyi ay yitteem ñëw di jottalil yonente bi sallallahu alayhi wa sallam am jàngaleem loolu mooy lii sabab jotaay yi saa su nekk moo tax buntu yi ñëpp nañ ko ubbil koo xam ne xam nga loo mën a partager nit ñi jariñoo ko ñun dañuy pare pour ñëw toog diglu nga jariñ ñu ci xam-xam boobu loolu mooy objectifu room yi mooy objectifu kilifa yi nga xam ne saa su nekk ñu ngi fiy daje waaye du daayira boo xam ne dañuy soxla ay inscription wala ñu soxla ku ci bokk wala yooyu déedéet du itam mbooloo moo xam ne dafay soxla ay membre wala yooyu tasaare xam-xam daal ci room bi buñ paree tasaaroo kenn ku nekk dem ci sa yitte kenn ku nekk dem defi la nga war a defi loolu rek room yi moo ñuy boole ci lu nuru lii buñ ci noppee kenn ku nekk dem kon bu ko defee ñu ngi tuub bu baax di jégalu Sëñ Galas wala soxna Soda bismillah ñu ngi di sàkku ci mbooloo mépp itam ñu sànni ñaan bu baax soxna May ci taxawaay bu rafet bi ak yaatal xam-xam bi jërëjëf. waaw jërëjëf Serigne Abdou Lahad ñu ngi lay remercier tamit si intervention bu am solo boobu nga def yaakaar naa ne ni nga ko waxee tam am na solo ci jigéen moom diine jox na ko gëdd bi nga xamante ni moom la yellool